maam Cheikh Ibrahima Fall jërëjëfe sama sëriñ bu tedd ba Cheikh Modou Ablaye damay doxe tey ndigal ndax ko gis sama mbub mu rëy mi xam ni dégg naa wolof waaye sëñ bi dama ñaanoon ma wax ak àdduna si ndax yoon wi ñu nekk dafa romb léegi wolof romb na wolof romb na pël romb na séréer léegi ñi ngi fépp ci àdduna si ndax ki ñu àndal dañ boo àndeek moom da ngaa war a fas yéene defar àdduna si nii voilà anglais sax moom laa ko waroon a tënk ak allemand ak door cee teg français ndax làkk yooyu laay liggéeyee ci àdduna si àdduna anglais siise sax neex na waaye xam nga booy wax ak àdduna si da ngay wax li nga xam ne moom la àdduna si wax akasa teg ci wolof tam teg ci wolof ndax wala ma tàmbalee wolof bi ndax wolof bi il faut ma tàmbalee ko ndax wax dëgg yàlla tey bi may xëy di ñëw fii dama am fierté te fierté mooy lan mooy mbégte dañuy dugg ci àll bi muy gën a sori sama rakk yeeg ñi ma àndal naan fii de sori na may gën a kontaan di gën a bég lu tax ma gën a bég ndax dama xool waxtu ya ko sëñ Modou Ablaye di tàmbali fii koo xam ne ci année 70 ci année 70 yi la commencé ñëw fii imaginer leen temps yooyu ni foofu meloon ni fii meloon ñun ay 4x4 lañ dugg yuñ climatisé moom wëtiir la doon dugg man maa ngi fàttaliku oto ya fi daan njëkk a ñëw oto Baye Gaye yi ak ñooñu ku jiite loolu ku ko topp da ngaa war a am fierté xam ni ki nga àndal moo jara àndal ndax ki nga àndal mooy wane yoon ki nga àndal mooy liggéey li nga xam ne mooy jariñ Sénégal mooy jariñ Afrique mooy jariñ àdduna si loolu moom la loolu tax ma ne naa tàmbalee wolof wax leen ko yéen ñëpp war leen xamal leen ne ñun ñi ànd maam Cheikh Ibra Fall parce que sëñ Modou Ablaye wóoruñu kenn ku dul maam Cheikh Ibra Fall ñun ñi ànd ak maam Cheikh Ibra Fall war nañu kontaan war nañu am fierté war nañu am mbégte ndax fi ñu teg dafa nekk yoon woo xam ni ku ko wàccul lépp loo bëgg ci àdduna di nga ko am te boo demee àllaaxira doo rus kon ñun ki ñu àndal moo jara àndal ki ñu àndal mooy li nga xam ne li ñuy wax sauveur de l'humanité ci tubaab mooy ki ñu àndal mooy maam Cheikh Ibrahima Fall. Et donc je continue en français. En français donc il y a quelques mois de cela j'étais avec Serigne Cheikh Bintou Fall à l'Arc de Triomphe à Paris. À ce jour nous commémorions une journée des tirailleurs. Les tirailleurs représentés ce jour par Serigne Fallilou Fall et Serigne Ablaye Fall Ndar. Serigne Fallilou Fall étant l'aîné de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Donc là-bas, au centre du monde ou bien au centre de l'Europe, nous montrions à l'humanité que nous autres Baye Fall, nous avions participé à la libération de toute l'humanité. Nous n'avons pas seulement combattu pour l'Africain, nous n'avons pas seulement combattu pour l'homme noir, nous avons combattu pour l'humanité. Nous avons libéré le monde entier du pouvoir nazi. Et moi qui, ce jour-là, était représentant en quelque sorte des Allemands, parce que je suis en quelque sorte allemand. J'ai vécu 34 ans en Allemagne, donc plus en Allemagne qu'au Sénégal. J'étais allemand, dans la terre française, qui a failli être sous la mainmise des nazis. Moi, petit-fils d'un combattant, Baye Fall, à côté de moi, un petit-fils de Mame Cheikh Ibrahima Fall, qui était Cheikh Bintou Fall. Nous avons montré le flambeau au monde entier que nous autres Baye Fall, nous mourites, nous ces musulmans, nous voulons la libération de l'humanité. Nous ne travaillons pas seulement pour les musulmans, nous travaillons pour l'humanité. Nous travaillons pour la survie de l'homme. C'est notre tâche de tous les jours. Ce que je disais, monsieur le préfet, c'était que nous ne venons pas ici. Nous n'amenons pas l'eau qui est la vie, tout simplement au Baye Fall. Nous amenons l'eau qui est la vie aux populations qui vivent, qui sont ici. Nous amenons l'eau qui est la vie à la jeunesse sénégalaise que nous voulons retenir dans ces terres. Nous amenons l'eau qui est la vie aux jeunes Baye Fall, aux Peuls, aux Sérères,
à tout Sénégalais qui veut travailler. Et c'est le travail qu'il faut respecter, c'est le travail qu'il faut faire si nous voulons développer ce pays, si nous voulons la renaissance de l'Afrique. C'est ce que nous venons faire ici et c'est cela ma fierté. In English, I will tell it in English to all humankind. We are Baifal, we are Muslim, but we are only working for all humanity. What we want is peace. What we want is better life for all mankind. We are here in the center of Senegal, in a center of a kind of nowhere. You are not seeing building and other things here around us. But we have got around us all what we need. All what we need is here. We have got the trees, we have got the plant, we have got the soil. The only things we need are tools. And these tools, we are not going around the world asking the world to give us those tools. We are starting, but we are open to all people wanting to support us. We are open to all people wanting a better life to the African, a better life to all humanity. That is the heritage of Sheikh Ibrahim Fall. That is the heritage of Sheikh Ahmed Bamba. That is the heritage of the Sheikh who brought me here. Sheikh Mod Ablaye Fall, who is the father of Serigne Cheikh Bintou Fall. Then I am telling to Serigne Cheikh Bintou Fall, what you are doing is the right thing. You go to the country, you go to the land, you show to the people of Africa that we have got everything here. The only thing we need now is working, hard working, finding the tool, and the tools are available if people want to support us. Come together with us. We will do the best for all humanity, starting from here. We are not fighting. We are bringing peace. Peace to all mankind. And that's what we have learned from Mam Cheikh Ibrahim Fall. That is our heritage. Now to our friend German. Ich bin hier heute. Ich kann sagen, dass ich ein Deutscher bin, da ich 34 Jahre in Deutschland gelebt habe und nur 20 Jahre hier in Senegal. Also bin ich Deutscher, bin ich Senegalese. Was mache ich heute hier? Ich komme in Mitte von Senegal, in eine Landschaft, wo man kein Gebäude sieht. Man sieht nur Bäume und Tiere. Man sieht nur Pflanzen. Aber ich sage, dass wir hier alles haben, was wir brauchen. Wir haben hier alles, was wir brauchen, weil wir haben diese Menschen hier um uns. Wir haben junge Menschen, die arbeiten wollen. Wir haben Land. Das, was uns manchmal fehlt, sind die Werkzeuge. Unter diesen Werkzeugen, wir haben Wasser. Wasser ist ein großes Problem in diesen Bereichen von Afrika. Wir kommen heute hier und starten. Wir fangen an. Aber wir sagen zu allen, dass die mitkommen können, dass wir was Besseres tun für die ganze Menschheit. Wir können zusammenarbeiten für eine bessere Welt, in Respekt und für alle, nicht nur für uns. Unsere Arbeit hier in Mitte von Afrika ist die Arbeit, die Europa schützen wird. Das ist die Arbeit, die die Welt schützen wird. Weil wir werden durch unsere Arbeit, durch dieses Wasser, was wir hier bringen, Menschen im Lande halten, damit die arbeiten. Und wenn Leute arbeiten, haben die keine Zeit mehr, um nach Visas zu rennen. Die haben keine Zeit mehr, um nach Europa zu rennen. Die haben keine Zeit mehr, um Terror oder was anderes zu machen. Die arbeiten für die Menschheit. Und das ist, was uns hier bringt. Wir sind stolze Muslime, wir sind Beifall, wir sind Anhänger von Mam Cheikh Ibrahim Fall. Das ist Mam Cheikh Ibrahim Fall, der uns hier gebracht hat. Und jeder kann googeln und wird wissen, dass Mam Cheikh Ibrahim Fall ist der erste Anhänger von Sheikh Ahmed Bamba. Und hier, derjenige, der diese Community hier führt, das ist der Enkel von Mam Cheikh Ibrahim Fall. Wir
waren Leute, unsere Vorfahren haben Maam Cheikh Ibrahima Fall verfolgt. Maam Cheikh Ibrahima Fall nicht verfolgt oder gefolgt, meine ich. Wir wollen arbeiten mit der Regierung von Senegal. Wir wollen arbeiten mit den Regierungen der Welt. Wir wollen arbeiten mit allen, die Mittel haben für die Menschheit. Und wir wollen etwas tun für die Menschen. Danke an Deutschland, aber danke an Senegal. Merci, monsieur le préfet. Merci, monsieur le maire. mbokki taalibe yi ak askan wi fi teew yëpp sëñ Cheikh Bintou ñi ngi ñaanal ñëpp ñi ngi sàkku ci ñëpp ñaan lii ñu fi tàmbali yàlla nañu ci yàlla jàppale ndax li ma ko tënke ci anglais ak français ak allemand du lenn ngir wax àdduna si ne leen lii ñuy def mooy li ñu war a def du coow du xuloo du xeex li ñu maam Cheikh Ibrahima Fall jàngal rek bu ci ñëpp tënku woon lépp dox te du lenn lu dul jaamu yàlla liggéeyal yàlla. Monsieur le préfet, monsieur le maire, autorité yi ngeen di représenté fii respecté nañ leen jox lañ leen seen wàccuwaay ndax ñun ay taalibe lañ te taalibe xamul lu dul kilifa loolu lañ ñu jàngal. wax leen seeni kilifa yi leen fi yabal ne leen ñun bëgguñu lu dul liggéey liggéey nag ñun dañ koy tàmbali ku ñu ci fekk nag loo ci indi ñu defal la ko ci te lii ñuy def mooy li jar a def ndax ku ko def di nga suqali fii di nga suqali Sénégal di nga suqali Afrique di nga suqali àdduna sépp ñun romb nañ léegi fu ñuy waxe ay village ak i réew ñun àdduna si la ñuy wax ndax taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall maa ngi jéggulu nag